amul différence. kon daal def naa bu ma ko déggee waxtaan bi franco lay na. waaw Ndoumbelane ak Darou Salam benn la rek. benn la. kon Lamine damay jox Lamine rek ñu dugg ci actualité politique. waaw commune bi dafa am spécificité dafa nekk ci ñetti quartiers yu wute dafa nekk ci Gueule Tapée mu nekk quartier Lébu. mu nekk ci Fass mu nekk quartier boo xam ne cosmopolite la. mu am Colobane boo xam ne Colobane parce que genn wàll gi cosaan bi fii la ñu nekk ñu fa jógee dem mu ngi am parce que ñu bëri am nañu bokk Colobane mu nekk quartier bu mu nekk commune bu difficile bu compliqué yéen en tant que waa Gueule Tapée ban actualité politique bi lan ngeen ci mën a wax. ngëm-ngëm daf fi xaw a dañ. damay tekki lu ne di pour ñu waxtaan. waaw ngëm-ngëm daf fi xaw a dañ. dafa xaw a déplacé wu tuuti. li ko waral mooy ku ci ne da nga xàll sa yoonu bopp. xàll sa yoonu bopp bi nag mooy ku nekk da ngay seet ka nga gëne wala ka nga tane wala ka nga yaakaar ni amul fulla wala fayda nga woo ko mu topp sa ginnaaw. mais ñun suñu grand place laay wax. ku ci nekk ki nga gëm yaa ngi ànd ak moom ci conviction. waxuma ci ndimbal ci conviction laa la wax. ci ngëm-ngëm nga àndee ak moom point mën naa ci yokk tuuti rek. waay li ma ci yokk mooy ñi nga xamante ni dañ leen di jaxasi pour ñuy réeroo ci kii bokk fii wala kee bokk fee ñoom loolu ñoom lay yitteel. ok mais ñun li nu mën a xalaat ci loolu mooy que ni Maodo man wóor na ma wóor yàlla ni fi mu bokk man bokk ma fa man wóor na ma mais du ma ko xam mukk tant que heure voté jotul ci biir urne ba mu defal ko boppam man wóor na ma wóor yàlla ni kii sama jarbaat la fi mu bokk man xam naa ne xamuma ko. kii chaque jour ñooy nekk sama mag la bu ne ma toogal damay toog mais du ma voté lool parce que man li ma gëm moom maa ko xam loolu rek la mënul ñàkk nag loolu mënut a ñàkk mais ku ci nekk ak li nga gëm ku ci nekk fi nga gëm rek ngay dem. waaw kon daal maanaam ci jotaay bi. waaw bëri bokku leen gis-gis ci politique. waaw mais réeroowu leen bu ngeen toogee. never. waaw loolu dafa jar di teg di bàyyi di teg loxo pour ñu ni di ko parce que bu doon ne politique démocratie dafa ci am importance. ku ne am nga droit faral. ku la neex. waaw mais ñu def ko ci dans les respects. parce que ñoom ñëpp amul man laa wax sama position laay wax man amul kenn ku ma gëm ci ñoom devoir nag civique dama koy def parce que depuis le début ba ma juddoo ba léegi ñi fi nekk ñoo fi mës a nekk. bu dul magam nijaayam lay doon wala muy cousin am. ñàkkul ni nag am na ku ma ci gëm am na ñoo xam naw naa leen ci. mais du loo xam lu ñuy dévoiler la. mais li leen di dénk mooy rek mooy le respect ak wax dëgg te lu jafe lay doon nag ci politicien mooy dëgg. wax dëgg lu jafe lay doon ci politicien kii sama mag la. su ma nee toogal damay toog. waaw bu jour élection yi jotee man xam naa ne du ma xeex ak moom. parce que su ma nee génnal école bi damay génn. boo nee ma génnal koñ bi damay génn ndax lan xam naa fi mu ma jëmee. su ma doon dóor sañ naa waat ci yàlla ne du ma fay. su ma neexee ma jëlante ak moom mbagg. mais xam naa ne bokkuñu gis-gis man ak moom. teewul fi mu ma wax jaar fa laay jaar. mais ci jour ba li ma war a def rek laay def te ki ma gëm man leen rek laa koy sant mooy li nga santaane léegi lan lañ ko mën a wax mooy na am cërti nit ñi. ŋaañu ma ki fi ne gëmuma ko mais ŋaañu ma ko. gëmuma ko mais ŋaañu ma ko. sama yoon nekku ci moom mais ki fi ne ki fi yàlla di teg ngalawaay nanu jox cër nanu respecté te boo respecté nit rek def li la war yëpp sa diggante ak ñoom. loolu kese la. waaw maanaam respect am na joxal kenn mais su weesoo respect am na loo xam ne da nga koy yaakaar ci moom mooy taxawaay bu mu war a am ak liggéey bi nga xam ne moom nga yaakaar war na ko def fi ngeen dëkk parce que suñu waxee dëgg environnement bi ñu toog rek. détail la boo xam ne buñ ko xoolee am na lu bëri yoo xam ne war nañ ko fi soppi parce que fi ñu toog ni fi ngeen janool su ngeen gisee li ngeen xam ne am na norme yoo xam ne respecté wuñ ko suñ ko respecté woon xëy na du demee nii parce que ñi ngi dund ak danger te ki nga xam ne moo ñu war a sàmm bokk na ci nga xam ne moom la ñu fal donc loolu aussi appel la boo xam ne dañ ko war def te je pense que li ëpp importance li nga xam ne moom la ñu ni mën a gën a soxla ci suñu communes yi mooy ñu am ñi ñu fal ñu am taxawaayu yor environnement bi te environnement bi mu nekk Médina mu nekk Gueule Tapée mu nekk Colobane dafa nekk loo xam ne ñun ñi nga xam ne ñu fi dëkk juddoo fi yor cosaanoo fi amuñu lu ñu neex ci environnement bi ban appel ngay def foofu. salaamaaleykum gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi leen di nuyu lu bëree bëri di rafetlu jotaay bi am na ci ñaari point yoo xam ne benn bi Maodo tontu na ci. benn bi ëmma sama rakk tontu na ci kii moom sama doomu ndey la. parce que dañuy jël ci ñaar yëpp. ñu continuer waxtaan bi. da nga njëkk a def ci Grand Place. Grand Place au niveau de la Gueule Tapée du phénomène. parce que dañ ñu ci yar nañu ci nampatal amul ku ñu toogalul ci Grand Place. au niveau de la Gueule Tapée Grand Place ñun ñi fi toog nii dem suñu papa Guèye Ñaay moo daan toog fii ñu Grand Place ak moom. di waxtaan ak moom. massa kon Grand Place
dafa naturel ci biir Gueule Tapée. parce que moo tax bu fàttaliku ne quartier Gueule Tapée quartier pratiquement quartier lébu la. justement. te cosaan boobu dafa nekk ci lébu. voilà gis nga boo gisee ëmm wax na la léegi lenn na. nee na la mag ñi dañuy tooge fii xale yi tooge fii boo xoolee ci biir waxtaan sànq am na yu bëri yu. Maodo waxtaan ak man. waaw wax ma ko avant ñuy toog. waaw dafa dul war ma ñu koy wax ci kanamu mag. dëgg la te ñun séq nañ ko. waaw damay dem. mooy comme li ëmm wax léegi nii. waaw ni mën nañu toog te duñu am problème effectivement. mën nañu toog suba ba ngoon jot duñu am problème. problème boo gisee mu am rek am na kenn ku ñu rax. d'accord c'est très important. waaw non problème. waaw boo ko gisee suñu biir ñaareel am na kenn ku ñu rax bokk ci def naka su dul noonu ñu gis suñu bopp. comme ni nga waxu lébu. wane seen bopp. waaw mais mënuñu am problème suñu biir parce que ku ci nekk xam nga li nit di bañ lan la. li nit di bëgg lan la. du àndu naafiq. parce que kii tey gi su ma fekkee ma am problème ni mu ko neex la koy réglé. ni mi xalaat ni man dinaa déggee noonu la koy réglé. te am na lu may déggee ak moom. xam nga ndagam comprendre nga. waaw moom am na nu muy waxee ak man. am na man nu may déggee ak moom. bu fekkee ni dafa war a complicité voilà bu fekkee dafa war a duu day duu. mais dafa am benn période boo xam ne est-ce que duu bi la laaj non. façon bi mu ko war a traversé c'est une complicité en fait. voilà justement ñun ñëpp nag noonu la ñu wax mooy comme ni ëmm wax. ok noonu la ñu mel. ay mag ak rakk lañu. parce que boo juddoo ci koñ rek mooy li ngay wax wàcceel sa bopp pour mën a nekk ak ñi. loolu moo ñu dal ci grand place yi. beneen bi nga wax ci environnement dara baaxu bi respecté wuñu benn norme man damay liggéey ci mairie Gueule Tapée Fass Colobane. oui. je suis le plus proche actuellement du ma wax ni gënuma jege maire bi mais ñi ma ko gën a jege. bariwuñu oui. loolu moo tax ma laaj la question bi sax. ma ne. waaw. man ñi ma ko gën a jege bariwuñu. voilà mais man damay xeex chaque jour ci environnement wu Gueule Tapée. mais mu nekk lu jafe. jafe na torop. waaw dañuy wax jafe torop laa wax. mais yow ci sa yaakaar lan moo war tax mu jafe jafe-jafe bi fan la wala ci ñan la. gis nga bi acte 3 bi ñëwee dañu jël ñoom maire yi dañu fàtte ne acte 3 du damay wut xaalis mais ñoom acte 3 dañ ko def wutu xaalis. waaw problème bi yëpp tudd nga ko. non acte 3 bi. voilà maire yi yëpp commune d'arrondissement yëpp. dañu amee xaalis waaw duñ koy amee xaalis te acte 3 bi waroon nañ ko jëlee ci leneen lu dul ci wut xaalis du maire bi ma nekk beneen yëpp la. boo xoolee ñiy tegu ci mbedd bi ñan ñoo leen fi teg. li ci ëpp dañ fay teg seen bopp maire bi ñëw gën leen dëgëral. li ci ëpp dañ fay teg seen bopp. waaw maire bi du leen dëgëral. man tey gi rek am na ñu ma ci waxaat. waaw du maire bi moo leen fa dëgëral mais xam nga lan moo leen fay teg. waaw mooy yow da ngay gis ni kii père de famille la boo xamante ni amul fenn fu mu jàpp. amul ci dara lu mu jàpp. tey gi mu ñëw tegu ci benn place di liggéey léegi nga xool ni boo ko fa jëlee du am fu mu jëm. du am lu mu def yu bëri ñoom la ñuy seet mais tey gi dafa am kenn ku ma ci desanteel ma ne ko da ngay jaay banaana ci mbedd mi mu ne ma waaw ma ne ko jaay banaana ci mbedd mi defal len na moderniser sa jaay banaana bi au lieu nga teg ko taabal wutal ko vitrine. mu gën a rafet. mu moderniser ko d'une façon ba nga xam ne bu ko nit séenee de loin da ciy sawar mais ni ngeen ko bëgg a dëkkee nii mënul nekk moo tax ñu leen fiy jëlee. parce que taabal nga jël taabal bi environnement bi yëpp salte kenn mënu ci dëkk. dëgg la moo tax chaque jour maire yi da ngay gis tey gi yaa ngi gis kii di toj fii. waaw li muy def fan la ko teg. justement parce que man yow dama lay interpeller directement comme da nga nekk kuy liggéey maire yi. waaw parce que li ñuy xool nii xam nga ne norme de sécurité amul fii. non fan la ko teg. ci naf som la ko teg léegi où est la mairie dans tout ça. waaw léegi yaa ngi gis ni léegi bi maire benn agent municipal bi mu ñëwee taxaw di wax. waaw tu as vu l'intervention. waaw mais est-ce que loi bu tegoo sentiment war na ñëwati. mais Sénégal mooy doxee noonu. mais kon duñ fi mës a jógee. kon duñ fi jóg moo loolu moo fi am. parce que tey gi moi je te dis ñu bëri dañ may mere xam nga lu ñu may mere awma sentiment sur le mot sanctionné awma ci sentiment man ku ma mere xam nga lu may mere ñu war a def nangam nga ñëw war fa imposer yow li nga xam ne bokkut ak li nga xamante ni moom la ñu bëgg a def awma kersa pour ne la jóge fi
bu dee sama yaay sax dama ko naan yaay bu mu dem naam ma ne ko demal nga toog sa yoon nekkul ci naan am na ñu bëri ñoo xam ne tey gi du ñu wax ak man ñàkk wax gi yëpp duñ la ne maa leen fekk ñu toog dama lay wax ne la lii ñuy def ni yow sa yoon nekku ci lan moo ci sa yoon pour nga wax ci nga insisté ma la sa yoon nekku ci dama nga toog sa buntu kër nga bàyyi nit ñi ñu liggéey seen liggéey boo xëyee suba doo ma nuyu ok wala boo xëyee suba doo ma def langam parce que yu bëri ñun ñoo ko mën a def fajal suñu bopp gis nga collectivité locale yi ñoom ñoo gën a xam lan mooy mën a développer quartier yi tey gii exemple bi gën a tuuti nit dina loué ci biir quartier bi dëkk fi pendant 20 ans ou 25 ans ou 15 ans le maire ne connaît même pas les gens qui habitent son quartier. yow yaa ngi waat encore beneen problème. waaw mooy li may wax. benn la en fait tey gi exemple bi gën a tuuti lu tax ma mën ko wax. oui. kan mooy defar contrat location. logique bi bu fekkee dañ topp yoon bi. mairie moo ko war a defar. ça doit être à la mairie. mais mairie justement c'était le moyen de chercher de l'argent d'avoir de l'argent. mais ma ne dégg loolu mu la wax. bu dee dañuy wut xaalis boobu moo gën yomam xaalis. ñoom ñëpp xam nañu yoon bi ñuy jaar pour def yenn yi. mais pourquoi la mairie ne le fait pas. mais loolu mooy question bi. nit ñi ci seen bopp ñoo nanguwul dem ci dëgg. waaw mais xam nga nit yi bu ñu ko nanguwul dafa am ku leen koy contraindre à le faire. mënoo ko la loi elle est là et elle doit être impartiale. ah mais loi bi moom man du ma ci sori. mais elle est là je dis encore parce que loi suñ ko defee. c'est pour ñu appliquer ko. mais loi su dee appliquer wuñ ko njëriñ bi amatul te ki war a tax ñu appliquer ko c'est l'autorité. l'autorité bi xam nga parce que su fekkee da ngay laaj baatu askan bi ne mën naa def loolu. soo jegsee da nga ko war a def. mais su fekkee da nga am ay logique électoraliste malheureusement c'est ce qui se passe. sama doo ko def le petit mot yow da nga ko jénne parce que man tey gi dañu ne si Ousmane Ndoye laa ne ah ñu bëri dafa am fu ñu may tap may dama koy wax chaque jour kii mën na ma seede ànd ak Ousmane Ndoye cela ne veut pas dire que ni damay reyanteeg Maître Baba wala damay am problème ak keneen. c'est important ça. c'est très gis important nga tey gi boo xoolee candidat yi nekk Gueule Tapée yëpp ëmb wax na ko gëmuñu seen bopp. waaw ok lu tax nga wax loolu. léegi dañu teg fii benn affaire ñu ne nañ ko dem jëli pour njëriñu Gueule Tapée. ñun ñëpp buñ ko xëccëwee dinañ ko jot. yéen déjà ñaata candidat ngeen Gueule Tapée. ñun am nañ fi 4 candidats yu jéem am na kenn ku dem boote ci keneen. muy kan ak kan. am nañu. Maître Baba waaw. am nañu Abdou Aziz Paye. waaw am nañu Moustapha Diop. waaw am na keneen ku nekk ci Cheikh Omar. moom mooy Moustapha Diop. ok d'accord. 4 lañu ku ci nekk jël sa yoonu bopp ñu ne dañu bëgg Gueule Tapée. moi je dis non. moi je dis non gëmuñu Gueule Tapée man tey gii kenn mënul fexe bu ma mënoon postulé wu ma topp ci ginnaaw kenn pour njëriñu Gueule Tapée su may ñàkk 10 000 fois damay ñàkk 10 000 fois parce que njëriñu Gueule Tapée moo ma soxal. ok allez-y. yow ma seer en fait ni ma la déggee dégg sa waxtaan. yow waxu coalition ngay wax. tey gi coalition bi ñu waroon njëkk a def ñun waa Gueule Tapée. daf may permettre man ma rocceeku ci Ousmane Ndoye. keneen rocceeku xam nga mooy lan coalition Gueule Tapée. coalition Gueule Tapée ñoom ay cadre lañu jàng nañu xam nañu naka la ñuy téye commune. ñi ci nekk ñëpp mën naa lim tur yëpp xam nañu naka la ñuy gestionner ci biir commune muy Tafa Diop muy Abdou Aziz Paye muy Maître Baba muy Mansour Meng ak yeneen cadre yoo xam ne ñu ngi biir Gueule Tapée toog jàng ba seen bopp yu fees ñoom bu ñu jugoon ñoom kon cadre Gueule Tapée yëpp. kon cadre Gueule Tapée yëpp dinañu jënd jàppale leen. léegi lan moo indi kii jaar gauche kii jaar droite kii jaar fële. kon ni ma déggee sa waxtaan daal def naa mbooloo mooy doole séparation boobu du yoon. séparation bi xam nga ku ñuy jox yoon. ki fi nekkoon moo fiy toogaat. moo fi toogaat. parce que xam nga ndax lan ñoom si seen bopp gëmuñu seen bopp xam nga man yaa ngi may gis maa ngi sonn ci mairie bi maa ngi ciy liggéey maa ngi ciy def dara. est-ce que tu penses que dama ci gagné loo xamante ni war na ma mën a dundalal sama njaboot. non non qu'on se dise la vérité mais des fois da ngay sacrifier sa bopp ndax njëriñu nit pas sa njëriñ yow sa njëriñ après la yàlla moo la koy fay mais intérêt pour ñëpp moo gën intérêt pour kenn. justement xam nga tey gii sama rakk ji mi ngi lay wax ne la
bokkuñu sax ñun ñaar yoon bi ñuy jaar mais su ma gisoon lu baax luy ñëw ci moom est-ce que dama ko war a téye. déedéet loolu c'est un problème. non dama ko téye lu tax ma koy téye. phénomène de société non dama ko téye. phénomène de société la su ma gisoon loo xamante ni dafa war a jóge ci maire bi ñëw ci moom dama koy ñëw jox ko lu tax ma koy yóbbu ci keneen amul sens. mais léegi yow position bi nga nekk. waaw pratiquer nga un peu la mairie. waaw li ñu nekkee du yoon nan la ñu war a ba nan la ñu war a def maintenant ba dindi li fi dul yoon teg fi li du yoon parce que tant que teguñu ci yoon situation bu ñu nekk c'est kuñ fuy fekkit day mel ni nit bu ci changé mais système bi day continuer. ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp. en quoi faisant. ñun en quoi faisant. xam nga leen ñoo ko mën a def. waaw citoyen yi ñoo ko mën a defal seen bopp. boo xaar maire bi même bu keneen ñëwee kuy xaar maire bi mu defal la du la ko defal. gis nga wax boo ko ragalee da ngay ñàkk lu bari. kuy xaar commune d'arrondissement yi maire yi fi nekk ñu defal la dara doo ko def. parce que maire bi ci boppam sax am na yu bëri yoo xamante ni day nekk ci mbedd mi moom du ko yëg te ñi ko fiy teg seen bopp. moo tax ñu ko fay teg léegi li ngay poussé à dire mooy lan mooy njëriñu maire dans ce cas su dee maire bi dañ koy fal te lii yëpp mënu ko est-ce que am na njëriñ ñuy fal maire. am na njëriñ ñuy fal maire xam nga lan mooy problème. waaw nga wut entourage bu baax. mais l'entourage c'est le maire qui le choisit l'entourage ki ñu fal moo koy choisir. c'est comme ñu wax ne entourage président baaxul et cetera mais le président choisit son entourage. le maire choisit son entourage. mais tey jii ñi mu choisir ñooy njëkk a arrangé. tey jii da ngay choisir sa entourage. waay da ngay choisir sa entourage. waaw ñi ngay liggéeyandoo chaque jour nga gis ci ñaar wala ñetti golo yu génn mënoo ci dara. donc problème bi problème mu nit la. nit la parce que li la nit ki dénk bu wóolu la tey jii exemple. dinaa la jox benn anecdote bu tuuti ci maire yi Gueule Tapée Fass Colobane. le micro waaw. on a 3 adjoints maires. waaw. ñetti adjoints yu nekk ci ñetti communes ñetti kii yu bari ñetti quartiers yu bari. ñetti quartiers ça je sais. léegi kenn ki Colobane la dëkk. waaw. waaw. Patrice Seck la bokk. waaw c'est. Thierno Bocoum. nga jël Fass Michel moo fa nekk. waaw nga jël Gueule Tapée Babacar Diop moo fa nekk. léegi ñoom ñëpp bokkuñu parti ak maire bi. mais est-ce que loolu doon au lieu mu nekk faiblesse dafa war a nekk force. du nekk force parce que ñoom ñëpp ñu ngi xool fauteuil bi waaj a toog. donc kon ñoom dañuy xool fauteuil bi. jeex na mun nga jox léegi kon bon du ñu liggéey. liggéey. xam nga tey ki jiitu moom moo war a joxe un bon exemple maanaam mooy lan mooy que ni yow doo toog sa bureau pour nit ñi gis la kër gu daanu lan lay gis. wala dëj wala ku courant jàpp. kon yow loolu ci moment yooyu kese nga yaakaar moom nga ko gis ci nga ko gisee. am na ñu ko xamul sax. am na ñoo xam ne sax xamuñu ko. bi ma ko xamee Massaer moo tax ma xam. yaa ngi may dégg baax li ma la expliqué nii. ok. wala soit ñi ni dañuy dëgër piir kaw pont bi ñu dëgër piir kaw pont bi mu sol yére yu weex tàll dox ñu jël ko wone ko à part loolu noonu amul leneen non c'est-à-dire que man xam nga lan laa gëm man li ma gëm dama koy wax. am na ay employés yoo xam ne nag ñu ngi ci biir mairie bi. waaw ay liggéeykat lañu mais mënunoo dem parce que ki leen war a jiite demul kon ñoom mënunoo dem. ok Ousmane Ndoye amul lenn loo xamante ji nii fii benn jeune Gueule Tapée ñi nga xam ne maanaam fii la nekk kenn koo xam ne tey jii nii mën nga taxaw tey ne Ousmane Ndoye moo ma defal lii exemple laa lay jox quoi comprends parce que nii mën na am waaw dama na am non déggu ma ne mën na am mais man gisuma ko man. mais waaw déggu ma ne non déggu ma non werantewu ma ni am na mais dama ne la nan ko wax ne ko. non moom musu ko gis. man gisuma ko laa wax. gis na ko. non gisuma ko. non gisuma ko. gis na ko. non gisuma ko. waaw attends tey nii non gisuma lu tax may wax ma ne ko gis na ko. waaw là où je parle. maa ngi ñaar fukki doomu Gueule Tapée nee à Gueule Tapée ñuy liggéey chaque jour au niveau de la Gueule Tapée. mais Massaer non moom gis na ko parce que gis na xale yi di liggéey ci man chaque jour. man gisuma loolu. non gis nga ko muy liggéey ci man chaque jour. defal naa Massaer. non Massaer. non attends li ma lay wax nii du attends lu tax ma ne ko gis na ko. loolu bi ñuy defar tali bi tey jii attends. defal nànk. ñaar fukki nit yooyu yow la concerné ah. non defal nànk. ñaar fukki nit yow la concerné de. ñun concerné wuñu ñun. waaw def leen nànk waaw léegi da ngay bàyyi wax gi mu yar dal.
non léegi fan laa ko teg ma ne ko bu ko waxee fan laa ko teg waaw mooy que ni moom ci boppam moom mi jiite ne kër gi maa yor caabi ji moom moo war a ñëw di ubbee ko tëj nit ñi di ko gis yaa ngi may dégg mais mënuloo tëj kër gi toog ci kër gi yow dong kenn du la gis ba loolu laa gis kañ lañ la gis ñu ni kër gi daanu na nga ñëw taxaw loolu moom dama koy dindi kër gi daanu na nga ñëw taxaw dama koy dindi diw courant jàpp na ko doomam dee na nga ñëw taxaw dama koy dindi ñu loolu dong lañu gis Ousmane Ndoye du ko dindi loolu dong lañu gis Ousmane Ndoye du ko dindi wala dëgër pire kaw foofu du ko dindi loolu dong lañu gis Ousmane Ndoye non déglu du ko dindi xam nga lu ko doo dindi Massaer loolu du ko dindi Massaer côté bi nga jëm ak côté boobu du benn de déglu du benn de Maodo may ma jël ko jëlal foofu xam nga lu du ko dindi la may dara xam nga waaw même mox la may dara nan wax xam nga lu du ko dindi nan wax carrément li fi nekk de xam nga lu du dindi lool xam nga lu du dindi lool barki dem bi ngay defar fii man sama ciment mu ngi ci lan moo dama def ko defuma ko pour yow dama ko def parce que dama am ay oto man yu may liggéeyal mais bi nga paree ba pare ci la Ousmane Ndoye ñëw jël ñaari photo dem non attends wala taxal moo j'écoute vas-y moo wax ko vas-y j'écoute bi may tàmbali di defar tali bi moom laa njëkk woo ne ko maa ngi réussir telle place dama bëgg a defar tali bi mu ne ma lan nga soxla ma ne ko dama bëgg population bi participer si man façon bi may defee laa lay wax dama bëgg population bi participer si mu ne ma noo ko bëggee ma ne ko léegi man defal ma nangam ñi ci des bàyyil ma débrouiller ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur boobu pour ma boole waaw de manière générale voilà gis nga lii may wax nii dama ko def Fass gis nga au niveau de pharmacie Fass bi ma koy defar daf ma ne loo soxla ma ne ko soxlawuma dara yaa Ablaye Niang bu Ageroute moom laa woo pour mu ñëw pour mu jàppale ma ci bi may liggéey fii man maa jóg sama volonté bopp damay romb gis ni mi mel ma nekk booy yi est-ce que rafet na ñun ñu dëkk Gueule Tapée romb fii li ñu ne ma non non lan mooy sa xalaat ma ne nañ leen ko defar booy yi ñu ngay doon defar 20 lañu musul am Gueule Tapée musul am ñaar fukki doomu Gueule Tapée yu liggéey ci commune Gueule Tapée Fass Colobane musul am c'est la première fois bi fi maire amee. yow yaa jël sa initiative bu bopp def ko. waaw attends defal naa objection yow yaa jël sa initiative bu bopp def ko lan la fi maire di wut maire lan lay wut bay laaj photo. non non. defal naa ko defal naa ko tu vas devoir répondre. dama lay répondre vas-y j'écoute. parce que tey gii su ma jugee di liggéey tey gii ba am pouvoir pour mën a liggéey maire la qu'on se dise la vérité parce que tey gii man awma pouvoir xëy suba ñëw baare tali wuti kii ne maa ngi koy liggéey su ma amee pouvoir ba am ñu may jàppale maire la dafay rafet su nit liggéeyee dara foo toll mën a ko su ma sañoon nga ñëw xool lan la ñu def. c'est un gain politique. c'est évident. C'est pour un gain politique. C'est évident mooy li ma rejoindre nga ma. C'est légitime. waaw C'est pas un problème. c'est pas un problème. non rejoindre nga ma. rejoindre nga ma. voilà parce que bi ñu koy def xam nga lan mooy problème da ngeen nekk ci man nekkuma fi woon dama voyagé woon da ngeen fi nekk pendant presque 5 ans ou 6 ans. ou 10 ans même. justement 5 ans ou 6 ans personne ne voyait Ousmane Ndoye ci tali bi. parce qu'on n'a pas besoin de lui. defal parce que soxlawuñu ko moom moo war a ñëw ci ñun duñu dem ci moom. waaw defal naa non dafa am lu ñu lay wax. non xaaral dañuy waxtaan personne ne la wax d'accord personne ne on la n'a voit. pas besoin de le voir amuñu ci moom soxla. bul ne personne ne le voit noppil non noppil dama ni. ma waxaat la ko da nga ni. personne di nga fal nit di nga fal nit am ci moom yaakaar nga dem ba ci biir mu gën a yées ka fi newoon yaa ngi may dégg. waaw loolu moo fi ne man bi may defar tali bi di jël ay xeer di ko defar leer na Gueule Tapée gépp fii di fees may dugg di déboucher canal yi fii di taa may dugg dem di boot nit ñi di leen génne loolu leer na ñëpp. ok yaa ngi may dégg man damay defar te du ma xaar mairie damay defar te du ma xaar ONAS. ONAS dama dem ba bu ma wootee sax ngi ni Moussa Diakhaté moo woote nii parce que dan maa xam dama jëndoon samay weñ jënd samay pel jënd samay lépp xaaruma daray mairie. mais dama ne la Ousmane Ndoye lii ma la wax da ngeen ko jàpp ñett yi mooy tax nu gis Ousmane Ndoye dëgër piir kaw pont bi kër gu daanu dëj nit ku dee. ok joxal mu wax. ok. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. pour commencer si Ousmane Ndoye Ousmane Ndoye balaa muy war kenn Ousmane Ndoye ñi ko yóbbu parti bi ko yóbbu la njëkk a war balaa muy war askan bi parti bi ko yóbbu au pouvoir mu nekk maire. lu tax nga wax loolu yow. parce que Ousmane Ndoye ci coalition taxawu Dakar la génnee. nekk waa AFP. waaw ñëw ci coalition taxawu Dakar bi mu ñëwee 2 mois après bokkul ci benn parti.
AFP la génne. mais bokkul ci benn Moustapha parti Niass. bokkul ci benn parti. ci coalition taxawu Dakar. AFP waaw Moustapha Niass moo ko fi indi. mu bokk ci coalition bi liste coalition boobu lañ voté loon. waaw mais du Ousmane Ndoye en tant que tel lañu voté loon. ok. coalition taxawu Dakar lañ voté loon. mais du personne Ousmane Ndoye lañ voté. mais kan moo nekkoon tête de boobu liste bi conseillers yi ñoo doon. conseil kan moo nekkoon tête de liste bi amul woon ay tête de liste mooy falu conseiller. waaw mais je dis c'était lui la moo porté woon affaire bi. non non parce que Khalifa Sall. waaw du woon pour Ousmane Ndoye parce que Ousmane Ndoye moo gënoon gaaw ci génnee xaalis. donc bi ñu amee ay problème financier ci la génnee xaalis ñu ne kon nañ ko pousse mu dem boobu liste taxawu Dakar gagné na ba pare. ok. noonu la fi ñëwee taxaw. waaw noonu la ñëwee looloo yéen qu'est-ce que yéen waa Gueule Tapée lan ngeen ki reproché. ñun liñ koy reproché lenn kese la. mooy lan. dafa jël def dérogation de pouvoir. waaw def premier adjoint bi Babacar Diop mu ne ko yaay maire Gueule Tapée. waaw parce que daf ko diviser en 3 pàcc. mais parce que malheureusement ça dama la yéen da ngeen nekk ci commune. waaw foofu laay ñëwee foofu laay ñëw. voilà foofu laay ñëw. daf ko diviser en 3 parties. conseiller bu nekk mu jox la gox bi nga dëkk. waaw Babacar Diop nekk fii parce que Babacar Diop ci li ka fal moom ci la bokk. ci conseil yi tax Ousmane Ndoye nekk maire. am na ci wàll bu bëri. moom la principalement moom la. waaw. mu jox ko dérogation de pouvoir pour mu nekk taxawal waa Gueule Tapée. waaw tel n'a pas été le cas. est-ce que c'est de sa faute. je dis c'est une question. C'est de la faute de qui? Est-ce que je dis. en tant que premier magistrat de la commune. waaw amul dara lu ñuy def ci commune bi. soit tu es incompétent ba nga bañ a xam lu xew sa commune parce que yaay premier magistrat yëpp sa table lay mujjee soit ça relève de ton incompétence wala de ton irresponsabilité parce que yaay maire bu yëpp paree ci yow lay dellu ci waat lépp lu ñuy def fii travaux yu ñuy def fii Gueule Tapée Fass Colobane bu ñu paree gars yi ñi mu def dérogation de pouvoir bu ñu paree dañ ko koy indilaat ci taabalam mu saytu signé parce que signature am mooy dem. donc da nga bu wax ne. il est responsable sur tous les plans lépp lu fi am lu baax il est responsable lépp lu fi am lu bon il est responsable te defe naa ni fii doo ko limal benn boo xam ne dafay baax balaa ngay lim benn bu baax di nga lim 100 yu bon. mais am na benn projet mu nekk boo xam ne dafa commencé jël benn dimension non seulement nationale mais mi ngi commencé jël sa dimension continentale muy phase FA2SE. mu nekk un projet très viable kenn mënu ko dindi. waaw mu nekk loo xam ne ñi ngi koy sous région bi yëpp ñu ngi koy bëgg commencé di toppandoo si c'est un projet. kañ la créé projet boobu. mais c'est un projet qui est déjà là. waaw kañ la ko créé. boobu mandaam jeex na. non boobu avant mandat bi jeex. la kañ la mandat yi kañ la jeex ñii dañuy bi seen mandat jeexee yàgg na de. du at bii de da nga wax ne après prolongation bi nga wax. waaw ci prolongation bi la ko créé. waaw boo fekk mandat am jeex na defu fi dara. ok. defu fi dara mu décentraliser affaire yi séddale ko ñett yi daal ne at bii pour waa Fass la at bii pour waa Colobane at bii pour waa Gueule Tapée. ok. at pour waa Fass kenn xamul la mu def Fass at pour waa Colobane kenn xamul la mu def Colobane at pour waa Gueule Tapée si marché bi la doon basé wu. mu nekkoon un bon projet un bon projet. ça moom il faut le reconnaître quand même. pour la forme. pourquoi nga ne pour la dans le fond xamuñu li ci biir parce que dans le fond man projet boobu je suis d'accord pour la forme mais dans le fond am na yoo xam ne nanguwuma ko loolu moom xam na ko wax naa ko du benn du ñaar. lan nga ci d'accord par exemple. d'accord ma si contrat yi ni ñu ko signé ak marché bi ni ñu ko octroyé waa ji mais bu dee pour projet pour defar bu dee 10 étages bu dee benn étage je suis d'accord ñu def réhabilitation marché bi wala ñu reconstruire marché bi. c'est ça le projet d'ailleurs. C'est ça le projet. reconstruction bi te carrément reconstruire mais Ousmane Ndoye man dama ko poser ay questions biir mairie ba si biir salle ba munul tontu mu ne yëgu ko ma ne ko kon yow moto maire parce que mënuñu def projet wu 5 milliards ci sa biir commune Macky Sall ne projet bu amati 1 milliard bu tollooti 1 milliard nañ ko indil si table am yow nga am sa biir commune projet bu toll si 5 milliards ñu la ciy poser ay questions nga naan yëguloo ko. donc c'est une faillite de sa part. C'est une faillite, tu veux dire que c'est une faillite de sa part? Non, c'est parce qu'il ne joue pas franc jeu. C'est-à-dire? Il ne dit pas ce qu'il en est. du wax li ci am. kon da nga am ay nébuleuses yoo ci bëgg yu bëri attribution marché beeg yi ci biir gestion marché bi après yooyu yëpp leeralul nit ñi naka lay demee
parce que promoteur bu investir xaalisam di nga récupérer waat sa xaalis. ak say bénéfice indéniablement ñoom c'est pas des. mais waxul gars yi naka la promoteur bi war a récupérer waatee xaalisam waxu leen naka lay récupérer xaalisam ak si ñaata temps. ok ak si ni muy demee ba pare seen banderole bi. seen banderole bi ça fait mentir le projet. ok parce que si banderole bi dañ si bind la commune fait travailler les jeunes de la Gueule Tapée. loolu dafa bokk ci projet bi. dafa bokk ci projet bi mais projet bi ba fi mu toll nii gisoo benn jeune buy yeewoo. projet bi commencé gul parce que dafa am problème mi ngi dem di ñëw te ba léegi amul sax benn ferrailleur boo xam ne day yeewoo Gueule Tapée ay waa Pikine ay waa Guédiawaye ñoo fiy xëy si di liggéey si. man j'habite tout près du marché damay taxaw sama kaw terrasse ñi di leen seetaan gisaguma benn waa Gueule Tapée bu ciy liggéey déjà banderole boobu c'est faux. Parce que la commune ne fait pas travailler les jeunes de la Gueule Tapée, mais il fait travailler les jeunes des autres communes. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ok, nga di ko fustiger. bu baax a baax. ok joxal la mu njëgu la. En fait yow lan ngay reprocher réellement parce que en fait moi je dis pas au maire mais gestion communale bi laay wax. en fait non man damay présenter sama bopp ba pare. ok est-ce que comprendre nga man Laba Seck laa tudd Gueule Tapée laa juddoo fi laa màggee. ok ba macha allah ba léegi maa ngi fi. kon fii laa dëkk. ok ma nekk doomu Gueule Tapée yaa ngi dégg doon nekk nag deretu Gueule Tapée xam Gueule Tapée lu bari parce que damay dox social lu bari Gueule Tapée. ok damay dox Gueule Tapée lu bëree bëri Ousmane Ndoye sax bari mais li mu wax rek du ko def seex nañu bëree bëri yóbbu naa fa ay papier social yu bëree bëri. mu réglé ko. rek bu su ko réglé tey suba ngoon may maar toog jàpp sama ñàmbur dugg si bonne volonté yi nekk biir Gueule Tapée nee na diw dafa feebar lii la soxla ak lii ñii def ay 10 000 20 000 30 000 ma dajale yaa ngi dégg te boobu buñ ma koy jox damay woo ki feebar ne ko diw moo la jox temps maa ngi ñëw seen kër wala neel sa yaay maa ngi ñëw wala sa papa maa ngi ñëw wala neel sa frère maa ngi ñëw. ok dajale ko ba mat dem leen faji def naa ko maître bis Gueule Tapée dafa am kenn du ko wax pourtant maire bi moo si war a jiitu. waaw parce que social dafa bokk. dafa bokk si liggéey si maire bi. si gestion maire bi mais du ko def xam la yàqam di dëj am mu ñëw ànd ñëw te bu ñëwee benn enveloppe lay sànni boo ko tëjee muy 50 wala 100 000 francs pourtant yenn saa ñu indi néew fii si jàq ji mais seen kër du demee noonu doo def dara Ousmane Ndoye social def dara gars yi ñooy wax nii rek xoolal te ñooy wax nii rek mais nag ku gis sa intérêt si maire bi bu la neex nga wax am nga droit mais tey boo duggoon si koñ yëpp Ousmane Ndoye dox kenn mënul wax ci Ousmane Ndoye. mais yéen waa Gueule Tapée boo ko dégloo dafa mel ni da ngeen am problème crucial problème culture personnel ak le maire parce que Gueule Tapée néew na nga ku ci wax te du sànni xeer maire bi qu'est-ce qui se passe réellement. parce que deful dara xam nga ku def dara la ñuy gërëm ku deful dara kenn du la gërëm deful dara. deful dara si yéen seen zone Gueule Tapée. waaw de suñu zone Gueule Tapée d'accord na def zone bi dara. yéen loolu ngeen wax quoi. waaw def fi dara ba premier adjoint yi sax def dara premier adjoint ñoo doon toog chaque jour ñoo bokkoon grand place chaque jour ñoo doon toog. sa xarit la quoi. waaw c'est mon ami sama grand frère la. ok sama grand frère chaque jour ñoo doon toog. waaw chaque jour ñoo doon toog la mu def la ba ñu yóbbu ko ndongo si moo xam man du ma dugg foofu du ma jotaay boobu du ma dugg moom la ak waa mairie bi mais mairie nag dafa laaj social dafa laaj nga jàppale quartier bi. c'est très xam quartier bi lan la. waaw yaa ngi dégg Ousmane Ndoye boo am na yu xam bokkoon Gueule Tapée du fa ñëw ba ko doon tey ñëw di 55 du ñëw di 55 ba xam di 55 kon loolu du erreur si mairie loolu du erreur. ba pare nga ni maire nga Gueule Tapée da nga bëgg a defar Gueule Tapée da nga bëgg a defar commune bi loolu xel nangu na ko waaye dañu bàyyi caaxaan ñuy caaxaan nañ ko bàyyi moo tax Gueule Tapée yëpp jóg nañ xoolal tout sauf Ousmane Ndoye coalition yaa ngi fi de gaa yaa ngi door de. waaw mais li kii wax sànq aussi problème la bu dee yéen waa Gueule Tapée da ngeen ne amu leen maire ba pare yéen a ngi xëccoo 4 ou 5 personnes yu bëgg nekk maire est-ce que c'est pas. non xëccoowuñu xam nga loolu xëccoowuñu loolu lañ ko ñëw fële. candidat ci benn parti bu ndaw. non xëccoowuñu yaa ngi dégg ku ne ab fa nga centre nga dem yaa ngi dégg. mais da leen di amoindrir seen chance. yaa ngi dégg Tafa Diop dem na bokk gis-gis. waaw moom ak Cheikh Omar Sy ak Pape Diop. waaw Babou Diop dem na fële PDS. yaa ngi dégg Azir Paye mooy yeewu askan bi ku ne fa nga centre nga dem ku ne la nga centre nga def. yéen si seen dëkk yéen nga xam ne natif Gueule Tapée ngeen. yaakaar ngeen ne ñooñu nu ñuy def noonu coalition ci ñi nekk 3 candidats 4 candidats ci benn parti ci biir commune bi. am nañu chance réelle gagné yaakaar ngeen ko. non loolu nag yaa ngi dégg loolu mbir yàlla yaa ngi dégg. non attends c'est-à-dire. non dafa nag xam nga boolo bi dañ ko dox ñun xoolal bu dee booloo. waaw bu dee booloo dañ ko dox. ok man ki ma àndal kuy leader fii kuy leader di candidat seet na la
ba ñëwee ba Gueule Tapée ne benn slogan la booloo leen jàppante yaa ngi dégg xam nga ñu jiital kenn ñu buux kenn ki mu dem moom woote ne war na réfité leen ñoom ñett ñëpp ak moom muy kat kaa leen toog ñu waxtaan man d'accord naa nekk si ginnaaw waxtaan yéen ñett ñi seen biir boo doon d'accord ñu buux kenn ki mu dem. ok vas-y. xam nga ci li ma ci mën a wax ci loolu. waaw gis nga bi ñuy fal Ousmane Ndoye bi ñuy falee conseil ba pare ñuy fal Ousmane Ndoye am na ku taxaw na leen carrément ni que kii yéen a ngi koy fal yéen a ngi ko bëgg fal mais li ngeen bëgg du ko régler doxul ci loolu c'est pas un maire. lan la ñun di bëggoon te du ko régler. maanaam demande li nit ñi soxla woon. mooy lan. mooy lépp mooy ku leen toppatool seen quartier ku leen def parce que maire bu ñu la ko falee dañuy takk seen ndigg takk ndigg boobu ñuy takk banderole bi c'est pas pour rien. loolu mooy demal nga liggéey parce que dañ la jël pour nga liggéeyal leen. moo tax ñu lay takkal banderole bi sa ndigg pour nga dem liggéeyi takk sa ndigg dem liggéeyal sa askan parce que ñoom ñoo la fi teg. ñoom ngay liggéeyal liggéeyalu leen. liggéeyaluñu. yéen waa Gueule Tapée kenn moo leen ko waxoon te kooku ba léegi mi ngi fi. kenn moo sañoon yëkkati loxoom opposé wu. ne d'accorduma ak Ousmane Ndoye yëkkati loxoom ne man dama bëgg nekk maire place Ousmane Ndoye muy maître Baba mu ànd ak beneen conseiller kese moo ko woteel tey ñooñu dinañ leen compter ci bilan wu magistère wu Ousmane Ndoye parce que ay conseillers lañu mais ñooñu ñoo amoon fitu dégagé wu ne carrément kii warul nekk maire donte génnewuñu coalition boobu xamoon nañ ni que bu ñu demee du ñu am dara mais dañu yëkkati seen loxo. pour wane ni que d'accord ñu ak kooku ñooñu ñoo fi taxaw ba tey jii nii di kaas léegi nag bu amee ay novice yu ñëw bees génn nii di pour ñëw pour diversion ñoom ñooy fausser débat bi parce que ñoom ñëpp mënoon nañ ànd boole seen doole jox ko kooku nga xam ne boobu ba léegi mi ngi leen di wax. yow tu es partisan à t'entendre. mais yow moom war a ñëpp. non attends li may wax dama ne maître Baba moo fi nekkoon di bañ boobu ba léegi moo fi nekk di bañ. Baba seq nañu ne ànd naa ak moom mii moom présenté woon Baba boobu Baba mi ngi réew mi moom mii moo indi seen présentation Baba yaa ngi dégg xam nga après li ma ànd ak Baba sax def wër Fass Gueule Tapée Colobane ànduma ko kenn est-ce que comprendre nga ànduma ko kenn mais ki bëgg ne kaa la ñu booloo man d'accord naa man kaa la ñu ànd ñu booloo yaa ngi dégg ñu jiital kenn mais li ñu waroon def ñoom ñëpp waxtaan seen biir ba du consensus. xam nga man d'accord naa ay kaa leen booloo yooyu d'accord ma ko. non def naa damay bay wax. kaa leen invité leen Pullman xool wuy ma. man loolu d'accord wuy ma Pullman. xam nga lan laa gëm. Pullman la leen invité ci terrain bi. pendant plus de 15 ans moom yaa ngi dégg ci terrain bi. man sax ne si terrain bi laa nekkoon man si terrain bi laa nekkoon. terrain pendant plus de 15 ans nekk jeune tu n'as pas encore 50. yaa ngi dégg man si terrain bi laa nekkoon ndax man. 50 non Baba dina campagne yëpp moom ñoo ànd déglu ma xel. buñ may bëgg a rey man ak Baba Diop ñoo ànd. ma ne dama bëgg mu déglu ma xel buñ may dóor Fass man ak Baba Diop ñoo ànd. def ko plus de 10 ans. man dóor nañ ma de Fass dóor Baba ngi nii teg ma paaka Baba ngi nii après Fass te Baba Diop la àndal moom xam na loolu dóor ma dóor yu métti barke Cheikh dóor ma dóor yu métti ngir kan ngir Baba Diop boobu yaa ngi dégg Baba jaral na ma lu ne ma jël takk suba ba xam yaa ngi waji gis lépp xam lépp yaa ngi dégg est-ce que comprendre nga. léegi qu'est-ce que lan moo xew ba nga ànd ak moom ba loolu fekk la ci nga xëy. non ba léegi sama rakk la bu ma tënkoo ci sama rakk la suma xarit la ba léegi. dama ne parlons peu et bien jarul yuuxoog sànneeku parlons peu et bien dama ne ku nekk ci terrain bi pendant plus de 10 ans di leen wax loo xam ne du dañ yéen a ngi siy teg seen bët ci li fi ne bu waxtu vote jotee yéen ngeen ne ay bees ngeen da ngeen di soog a dugg ci politique ngeen bokk ak moom gox ngeen xam ko ci lu baax da nga war a ñëw rek ne ko ñu ngi sa ginnaaw da nga war a ñëw aligné waroo ñëw toog naan ñu waxtaan pour ñu xool kan la ñuy jiital koo xam ni xam nga ni chaque année mu neex day dem mu naqari day dem bu dee benn voix day dem parce que gëm na commune am te da ciy def xaalisam di ko yàq xam nga kooku dégguloo li mu la wax waaw dégguloo li mu la wax kooku yow si sa dégg mooy le candidat idéal bi nga xam ne moom la maître Baba Diop bu leen neexee xam nga nit ki Baba Diop ñun wàlli waanu ñu ñun am nañ suñu maire wàlli waanu ñu fenn boo moo bi tey Moustapha Diop lu tax nga wax loolu yaa ngi dégg Moustapha Diop n'est pas candidat bu mu def social da ma bay tuuti dafa yàgg def social non candidat la ñu wax Moustapha Diop n'est pas candidat Moustapha Diop n'est pas candidat non dañ ma bàyyi mais derrière Cheikh Omar Sy Moustapha Diop n'est pas candidat à la mairie am xam ni du waxtaanu nii Mari Baba bañuy fal Cheikh Omar Sy maa ngi toog man dama jege Tafa Diop ni ma jegoon Babou Diop noonu laa jege Tafa Diop ni ma jegoon Babou Diop mais attends yow li mu wax nii
ça fait peur. non ni ma jégoon dama la tuddi. waaw ñan ngeen ngàndaloo. man ñaar nit laa mos a àndal. Baba Diop. Moussa Diop. nga bàyyi ko pour lan. Marie. non teg si Aziz Paye teg si Aziz Paye. Aziz Paye ànd nga ak moom kay gis naa la sa bët. sama bët sa jëmm. teg si Aziz Paye. teg si Aziz Paye teg ko si non teg ko si ba pare. non teg ko si ba pare. non teg ko si ba pare parce que dama la gis. da ngay nangu dama la gis nga ànd ak moom di def porte à porte. non da nga koy nangu. da nga ko def maseer ba mu jug man da nga koy nangu. parce que dama daje ak yow ngay def porte à porte ànd ak Aziz Paye. waaw déglu ma la Aziz Paye. da nga koy nangu. doomu géwal la. mais Laba est-ce que mën naa la laaj dara. non dama lay laaj. déglu leen tuuti déglu leen débat posé leen débat bi. mais Laba. xam nga lu tax moo la da ngay jaawale. boo defee nii ci kanamu écran bi benn di ñu boole ak nit ñi. ok xaaral non même ma wax la. boo dee wax Moustapha Diop dafay mel ni ñun dañu bañ Moustapha Diop. xam nga début waxtaan bi dafa am loo xam dañ ko tàmbale dañ ni. ñun suñu grand place dañuy toog te ku ne xamul ku ne foo bokk. donc ku ne mënoon na bañ a xam fi nga bokk. dañ doon wax waxi politique rek ku ne wax sa position ak li nga xalaat ci nit. te kenn bañ wax kenn déjà déplacé nga waxtaan bi. ñaareel bi mooy que ni à l'avenir boo dee waxtaanati bul ne kenn musuma may. man mës na ma may waaye may ñu ma lu ma dundal non may ma wax la Laba bi ngay wax dañ la déglu Laba bi ngay wax dañ la déglu Laba bi ngay wax dañ la déglu yow yaa ànd ak góor gi baaba ba mu neex la nga ni Tafa Diop moo ma saf pata sama dàqal ñam bi kuñ ci tëj kaso sa avocat baaxul am nga ci droit mais yow tamit itam bul taxaw ni sa mbër moo gën suñu mbër j'ai le plein droit te kenn mënul xam ñun suñu mbër ma sant ma ko day def ay programme du ma romb 100 yaa ngi dégg damay romb sant du ma sama bopp am naa droit parce que yal na la yàlla boole ak Tafa Diop dama may tudd ñun Tafa Diop waaw may tudd dama may xaaral ma wax la ñun Tafa Diop gënoon ñu ko jege gënoon ñu ko du question jege ñëpp si copain ñëpp la jege gën a yey copain ñëpp la dama Tafa Diop non may ma rek déedéet dama ne xaw ma man mi musul toog ak Tafa Diop kon lan laa war a wax waaw day waxtaan dañu xalal non Tafa Diop musuma may non da ngay waxtaan dañuy waxtaan déedéet xamoo ji lan la Tafa Diop musula may man xamoo ji lan la toog ak Tafa Diop lan la dama ne la man daal li may bañ daal laa ba mooy faral fu la neex àndal ak ku la neex wane ka nu mu la neexee waaye bul jàpp ni li nga gëm moo gëm li nu gën fu ko fekk dama koy Baba Diop na nga def Baba n'est pas ton ami il est ton frère je suis sama petit frère la xanaa nga wax yow moom du déglu quoi il est mon ami mon petit frère da ngay déglu da nga ni non moom xam dama n'est pas ton ami il peut être ton petit frère et non ton ami sa xarit doo ko wecc ak leneen man Baba politique ma mayu da ngay déglu bëgg buntam waa léegi sama petit frère yaram ma jox ko yaram sama petit frère léegi man li ma wax dafa waa ji ñu tëj wax ji damay bañ nga ni c'est ton ami il faut être clair ni nga amee courage taxaw ni Tafa Diop ngay jàppale amul courage taxaw ni Baba Diop jàppalewu ma la xamoo ji lan la non bul tëj wuy ma xamoo ji lan la déedéet xamoo ji lan la déedéet xamoo ji lan la yaa ngi dégg waaw dama nag léegi xamoo ji lan la dañ ko tànc ba mu xundu jóg waaw dama na xam man du ma xundu ndax yow ndax xam lu war a du ma xundu ndax après ñooy toog ñooy waxtaan yaa ngi dégg ñooy kaf ñooy ree waaw non dañuy waxtaan waaw da ngay déglu xam nga da ngay déglu ndox du togg jën waaw wax ñu dégg ko mais bu ne c'est mon ami waaw dama ne ton ami waaw sama petit frère léegi waaw léegi wax ji waaw léegi xam nga lan la waaw léegi xam nga lan la vas-y c'est ton frère nit bu ànd ak moom nit bu ànd ak moom dama ne nit bu ànd dafa bay ma xoolal Tafa Diop n'est pas mon ami waaw d'accord na Baba c'est mon ami waaw dafa ne da ngay déglu Guèye xam nga ji lan la maintenant waaw léegi sama frère léegi dem naa ba centre trouve sama bopp ci programme am nga ci droit yaa ngi dégg waaye dafa ne dañ man du ma xoolal loolu rek la maa dem ba centre trouve sama bopp boobu dit muy def ay programme xaw ma di romb ay projet nit ñi di ma xool nanga ko wane li ma wax nanga ko wane yaa ngi dégg Baba Diop est mon ami waaw non déglu xam nga noonu déglu wax dañ koy déglu quoi dama ne maa dem ba centre trouve sama bopp mu jaraloon mu lu ne nag du dëgg ba may bëgg a rey faj bi ma reyoon heure bi maa ngi gis ko suuf biir suuf Baba moo ko jaraloon ba may ko duma dóor di métti kenn fekkewul ñii ñëpp kenn fekkewul boobu dama ko daan guddi 24 heures sur 24 di bàyyi sama njaboot di jógee sama kër 9 heures ba 23 heures 24 heures Baba xam na waaw kii gis ngeen sunu grand place nu mu neexee en fait lii mooy grand place dégg ngeen des fois wax nañu sax ba dënn jóg mais waxtaan kese la en fait politique c'est pas une religion ku la neex nga àndal tey bu la neexee nga àndal keneen suba parce que loolu ku nekk ki nga àndal am nga sa raison te mun nga ko bañ a wax keneen mais ngalawaay nañ ko teg ci démocratie nañ ko teg ci nangul nit ki nu mu wute ak ñun xalaat wute ñun position wute ñun bëgg-bëgg loolu mooy démocratie fii nag nu melaan waxtaan bi neex na lool parce que c'est la politique elle est passionnante ma bàyyi sama mbokk bi tëj
xool yu jug na mais ñoom ñëpp ñoo bokk grand place ñoo bokk ndaay ak baay lii leen soxla ci débat bi sama frère Laba bi mu ñëwee def naa si la débat bi gën a neexee débat bi élevé kontaan nañ trop ci moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba yeneen émission bu leen fàtte nag ngeen dem suñu page Facebook ngeen visité ko dem leen suñu compte YouTube ngeen abonné Dak Médina moom Dak Médina bu askan bi la ci askan bi lu ko neex kese éveillé dafa bokk suñu ay credo yeete mooy ko moo li ko lal jàpp leen nag ne di leen jox rendez-vous prochainement ci beneen grand place